salaamaaleykum yéen ñu ngi suivre seen chaîne YouTube Saw Info nag slogan mooy au service des Niayes ba tax na mboolem loo xamante ni mooy activité ci zone des Niayes bi dañ koy wane fësal ko ba ñëpp gis ko loolu nag moo taxoon ñu demaloon leen fële ca Notto Gouye Diama au niveau de la mairie fa nga xamante ni mboolem koo xamante ni baykat la ci zone bi ñoo tënku ci génn kuréel gu ni woowee APASEN ñoo fa doon def benn séminaire de formation xam naa dañuy dugg rek dëgtal leen li nga xamante ni moo fa ruuse. mun nañ ko am si biir coopérative bi comme ça après ñu xam ne capital bi yokku na ñu ngi déparé woon 300 000 mais tey ñu ngi si 1 milliard et quelque waaw. léegi laajte woon na it nuñ koy séddoowee bu fekkee ne dara dafa am bon yaakaaruma ne capital bi lay wax pour nuñ koy séddoowee mais bu fekkee coopérative bi dafa liggéey mi am li ñuy wax bénéfice c'est coopérative di bañ baatu bénéfice dinañ si dellu si waat excédent lay wax bu fekkee ne excédent dafa am ñi koy séddoo war nañu génne 20% li yoon wax daal ko jagleel réserve yi maanaam 20% yooyu dañ koy def si keesu coopérative bi bu ñu buggee ay investissement bu ñu buggee tabax hangar bu ñu buggee jënd tracteur bu ñu buggee lii ñi daal di ko si jël. ginnaaw bi séminaire bi jeexee dégtal nañ suñu micro le président de l'APASEN ak formateur bi nga xamante ni moo jógee ministère de l'agriculture kàddu yi lañ ñu dégtal ñu diglu ko. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax kon tey dañ fi ñëwoon dajeek BESOP ñoom ministère de l'agriculture la ñuy liggéey ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci création de coopérative agricole kon tey dañ fi ñëwoon pour di ñu sensibiliser ci lan mooy coopérative agricole lan lañ si war a yaakaar ak tamit lan naka la ñuy structuré maanaam naka la ñu koy doxalee loolu moo leen fi indi woon tey léegi li ko tax nag mooy suñu association mooy APASEN dafa xalaat ni ci diwaanu zone des Niayes surtout si secteur bu jëm ci horticulture jafe-jafe yi muy jànkoonteel tey amul lu koy mën a suxali lu dul ñun ñëpp ñi mànkoo booloo créer benn coopérative agricole bu rëy boo xamante ni moom mooy gérer lépp lu jëm ci chaîne de valeur horticulture ci zone des Niayes bi kon boog loolu moo taxoon ñu woo leen tey ñu invité leen pour ñu ñëw lëkkaloo ak ñun tàggat ñu dañuy tàggat parce que loolu la séminaire bi ci tàggat la jëm tàggat ñu ci lépp lu jëm ci coopérative agricole loolu moo ñu fi indi woon tey. APASEN mooy association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal loolu lay tekki xam nga fi mu nekk nii tey boo xoolee ci wàllu horticulture ci Sénégal ñu ngi def producteurs yi maanaam baykat yi ñu ngi def ay jéego yu bëri at bu nekk ñu ngi liggéey pour di yokk production bi ñu ngi gën di xam seen liggéey ñu ngi leen di gën di tàggat ci wàllu ci diwaan ci wàllu li ñuy liggéey wante gisuñu seen bopp nu mu waree production bi mu ngi yokk wante jafe-jafe yu bëri ñu ngi jànkonteel ak ñoom ci wàllu commercialisation surtout produits horticoles yi léegi ñun li ñuy xalaat mooy dañuy toog xalaat lan la ñuy war a mën a def pour ñu dimbali leen pour ñu régler problème yooyu kon ci cadre boobu la ñu ñëw fii tey ci liggéey ci wàllu coopérative parce que dañuy xalaat ni loolu rek mooy yoon bi nga xamante ni mën nañ ko jël suxali mbay mi ba baykat yi di gis seen bopp ci li ñuy liggéey. coopérative agricole APASEN association la coopérative agricole coopérative la ñaari entité yoo xamante ni duñu benn parce que coopérative c'est à but lucratif association moom c'est à but non lucratif mais dañuy xalaat ni ci biir association bi dañuy gëstu xool ni du association rek mooy war a mën a génnee suxali mbay mi parce que am na ay association yu bëri ñu ngi fi yéene ju baax la ñu yore wante forme organisationnelle bi ñu soxla tey mooy coopérative bu yaatu bu dëgër boo xamante ni mën la liggéeyandoo ëmb baykat yëpp liggéeyandoo ak ñoom si ay anam yoo xamante ni mën na leen dimbali pour faciliter commercialisation surtout. mën a jural baykat yi mooy comme li ñuy def nii tey li ñu tàmbali nii tey coopérative yi ma jox la misaal rek exactement xam nga ren baykat yu zone des Niayes bi bay nañu soble bu bëri bay nañu supame bu bëri bay nañu carotte bu bëri mais li ñuy bay carotte par exemple supame ren dem nañu bay jaay kilo supame juróom-ñetti dërëm xam nga loolu baykat bi du si gis boppam wante bu ñu organiser woon
sous forme de coopérative agricole mënoon nañu jaay kilo ba 250 francs comme ça baykat bi gis ci boppam parce que bi ñu doon jaay kilo 40 francs kilo juróom-ñetti dërëm ñi doon consommer supame ci Dakar ñu ngi doon jëndee kilo bi 350 francs kon am na foo xamante ni foofu la xaalis bi jaar te jëriñul amalul benn njëriñ pour baykat yi kon ñun loolu la ñu war a jubbanti parce que loolu lu am na lu fa dëng parce que kii di bay mënul bay ba pare keneen koo xamante ni benn fan wala ñaari fan lay téye li nga xamante ni loolu la ñuy bay ëppale ko ci loolu kon ñun loolu la ñuy xeex fi mu nekk nii. li ñuy def mooy jënd li nga xamante ni loolu la baykat yi di bay lépp li ñu mënti bay ñu jënd ko mais loolu boo ko jëndee nga bëgg ko jaay nii ci marché bi di nga indi sa bopp ay jafe-jafe parce que marché bi soxlul tonnage boobu yëpp. par exemple ma joxe misaal rek ñun ñëppay bayandoo pomme de terre ñun ñëppay jaayandoo pomme de terre ñun ñëppay bayandoo soble ci cycle bu gàtt lañ koy bay li Sénégal soxla par exemple ci soble ci année bi li Sénégal soxla à peu près 450 000 tonnes mais 450 000 tonnes yëpp la ñuy bayandoo en même temps yooyu yëpp la ñuy récolter ndoo en même temps kon léegi ci ñaari weer wala ñetti weer ba ñeenti weer boo dugalee loolu yëpp ci marché bi kon forcément prix bi day wàññeeku kon li ñuy wax mooy il faut ñu am ay jumtukaay yi mooy chambre de stockage pour hangar pour stockage pour soble wala ay chambre froide pour yoo xamante ni dafa soxla seddaay lu mel ni pomme de terre lu mel ni carotte lu mel ni chou pommé dafa soxla seddaay kon loolu moo tax ñu ne il faut ñu am ay jumtukaay yoo xamante ni bu ñu jëndee ci baykat yi dañ ko fay dugal denc ko foofu di ko génnee ndànk par ndànk comme ça ñu am ay prix yu stable pour consommateur bi am ay prix yu stable tamit pour baykat yi comme ça ñëpp gis seen bopp ñun noonu lañ ko gisee. boo waxee horticulture dugal nga ci fleur boo waxee horticulture dugal nga ci tamit mango dugal nga ci fruit ay fleur horticulture la waaw mais xam nga APASEN tamit waxul horticulture. Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal kon lépp la wax lépp la ëmb te waxul zone des Niayes Sénégal la wax sauf que fii la tàmbale fii la commencé mais objectif bi du yem ci zone des Niayes bi objectif bi ci Sénégal yëpp la yàggul bi ma jógee Fuuta ñu ngi bay foofu soble bu bëri donc soble boobu day compétition ak les soble bi ñuy bay fii ci zone des Niayes kon bu ñu harmoniser wul lëkkaloo ak producteurs yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci zone boobu di amandoo stratégie bu ndóodoo di liggéeyandoo ci ay anam yoo xamante ni ñoom méngoo kon dina am koo xamante ni du ci gis boppam te kooku mën na yàqal ñeneen yàggul bi ma jógee Kédougou tamit problème yi fa am ci wàllu mbay mi commercialisation li ñuy bay kenn mënu la ko wax kon loolu yëpp ci Sénégal la bokk kon bu ñuy wax agriculture diwaanu Sénégal yëpp la ñuy wax sauf que fii la ñuy tàmbalee fii mooy base bi fii la ñuy commencé te il faut que ñu dëgëral fii balaa ñuy dem feneen. am na ay problèmes yu bëri yi nekk ci distribution yi parce que am nañu ay kuréelu baykat yu bëri yoo xamante ni ci seen loxo la ñuy jaaralee semence yi nga xamante ni moom moo war a dem ci baykat yi bon am nañu ci bëri yoo xamante ni bon am na dysfonctionnement yoo xamante war nañu ko jubbanti donc loolu problème la quoi mais en tout cas ñun li jëm ci APASEN laa mën a wax lu ñuy fas yéene liggéey la domaine la boo xamante ni fas yéene liggéey ci lépp luy intrant muy jógee ci mu doon gasoil mu doon lépp loo xamante ni mu ngi jëm ci mbay mi mu doon semence mu doon gasoil mu doon engrais urée ak lépp loo xamante ni mu ngi ci jëm dañuy fas yéene liggéey ci loolu pour baykat bi ba gis ci boppam. ni dañuy beru ak ñun lu ñu mënti bëgg a def bu dee ñoom am nañu doole ñi nga xamante dañuy beru ñu nangu ànd ak association bi wala coopérative bi dinañu xaw a dina néewal doole tuuti duñu tere avancé wante dina mën a néewal suñu doole tuuti loolu moo tax ñi leen di woo ñoo ñëpp nañ ñëw mànkoo ñu ànd. du Oumar Sy ni mu ko waxee maa ngi jógee bureau de suivi des organisations d'autopromotion bu nekk direction de l'agriculture bu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural donc bureau boobu dafay toppatoo daal mbiru coopérative yi ni ñuy taxawee ni ñuy doxee ak yooyu. daje bi dafa nekk fii ci Notto Gouye Diama ay agriculteur ay béykatu Notto Gouye Diama ak dëkk yi ko wër yëpp jóge Dakar Kayar yooyu jaar dem ba Lompoul ba weesu ko dañu jóg ngir
taxawal seen kuréel bu leen di jàppale ci seen liggéey mi jëm kanam liggéeyu baykat parce que ñoom dañu seetlu ne am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñi ngi koy jànkoonteel waaye gis nañ ne que bu fekkee ne ànd nañu nekk benn taxawal benn société coopérative jafe-jafe yu bari yooyu dinañ am doole buñ ko mën a xee waaye bu dee benn ñiy dem rek dina jafe ci ñu bari seen liggéey baykat jëm kanam looloo waral kii bi tey nag dafa nekk balaa ñuy taxawal coopérative bi nit ñi ñoom dañu bëgg dem ci nit ñi à la base fekk leen fa ñu nekk waxtaan ak ñoom jël seen xalaat ñun dañ ñëw pour gën leen xamal lan mooy coopérative naka lay taxawee yan njariñ ñoo ci nekk daal di jël nag seen xalaat ci coopérative bi naka la war a tëddee parce que coopérative bi kat ñoom ñi ñoo ci nar a nekk ñoo ko nar a doxal buñ ko tëralee ci ay anam yoo xam ne méngoowul ak li ñuy dund ëllëg ñoom duñ ko jariñoo dañ ko fay teg moo tax coopérative bi ni mu nar a fonctionner ak yëpp dañuy ci jël seen xalaat ci loolu lañ nekk tey di liggéey loolu pour jël xalaatu nit ñi dem nag daal di tëral benn forme coopérative boo xam ne dina méngoog li ñuy dund. ci biir jàppale bi ñuy defal APASEN nag pour ñu taxawal seen coopérative bokk na ci lii ñi commencé am ay réunion di sensibiliser di leeralal nit ñi njariñ yi ñu mën a jëlee ci coopérative donc loolu la ñu ngi fi bu ku ñu soxla rek da ngay bind c'est sur demande daal di nekk dañu bëgg BSOAP ñëw jàppale ñu ci wàllu taxawal coopérative bi. waaw APASEN kuréel la boo xam ne ñi ko bokk seen liggéey mooy bay bu ñuy wax bay mooy sàmm ak lépp loo xam ne ñu ngi koy oowee mi ngi ci biir mbay ñoom seen liggéey dañu am ay jafe-jafe ci wàllu jënd intrant yi bu ñu soxlaa semence bu ñu soxlaa engrais yooyu yëpp soit dafay cher walla bu ñëwee mun na mel noo xam ne gënalu leen waaye amuñu pexe baykat bu nekk benn da ngay ñëw rek ci magasin ba lañ la jaay ngay jël boo ko bëggul it nga bàyyi ko fa doo am dara léegi yenn saa yi ñu am ay jafe-jafe ci mbay mi am feebar yu bees yu ñëw attaqué plante yi kenn mënul jóg dem outil technicien bu ñëw xoolal la soo tool ak yooyu yenn saa yi ñi liggéey ba pare bu ko jaay njëg biñ koy jëndee ci ñoom du doon njëg bu leen neex du doon njëg buy fay seen ñax parce que loolu lañu ci def ci intrant lañu ci def ci temps yëpp njëg bi koy jaayee duñ ko génnee lu tax ñuy jaayee njëg boo xam ne baaxul ci ñoom parce que amuñu fuñ ko denc buñ ko dencul fiñ ko war a dencee bu dee fu war a sedd la bu dee fu war a wow la buñ ko amul boo ko teelul jaay day nëb sa loxo kii ñëw jënd ci xam ne yow lii nga koy jaay mënoo ko denc ñaari fan mais njëg bu bon la lay jox di la xool tu es obligé nga bazarder donc dañuy am problème ci wàllu njëg yi dañuy am problème seen produit war a egg ci marché yu baax yi ak yooyu dañuy am problème pour am financement parce que loolu rek waa APASEN ku nekk da ngay dem sa bopp benn yow ak sa tool ak sa liggéey ak sa njaboot la mais jafe-jafe yooyu yëpp gis nañ ne bu nit ñi booloo nekk benn ci benn coopérative vraiment mun nañ ko faj looloo njariñu bi waa APASEN nar a gis ci coopérative mun nañ ko faj nu mu gën a gaawee ci nu mu gën a baaxee ak nu muy gën a yàggee comme jumtukaay coopérative bi di ci faj soxlawu ñi fi nekk tey seeni doom ak seeni sët yi ñëw ëllëg coopérative bi mun nañ ko fi fekk bu dee saytu nañ ko bu baax mi fejit seen soxla kon yooyu mu nekk na ci yenn njariñ yi parce que am na njariñ yu bari yoo xam ne mi ngi lalu ci biir coopérative mun na dem ba bu weesoo li ko tax a jóg maanaam jafe-jafe yi nekk ci liggéeyu bay ñi day jàppale membre yi ci wérgu yaramam jàppale membre bi ci ay tolof-tolofam moo xam toolam ngelaw li daf ko yàq moo xam ndax daay dafa am moo xam ndax moom ci boppam dafa feebar mënul liggéey donc coopérative day taxawu membre am aussi ci yu mel noonu kon loolu nekk na rek ci yenn njariñ yi ñu mën a waxagum ni rapidement ci wàllu coopérative. coopérative bi lu muy def c'est simple dafay xool rek ñii lii mooy seen liggéey yan jafe-jafe moo ci am ñi tëral ay programme pour faj ko benn nit mënul dem jënd chambre froide am dina cher xëy na même bu cherul woon sax est-ce que jaadu na chambre froide boo xam ne mun na dencal téeméeri nit benn nit di ci def alal pour moom kenn jaru ko kon coopérative bi moom. bu benn nit mënul am chambre froide am mën na am chambre froide am xëj na chambre froide bu ñu nee temps la jar man aw ma million yooyu mais bu ma defee 10 000 sama morom def 10 000 keneen def 10 000 dinañ dajale dara
bu mëtul chambre froide ñi dem teg ko banque lebal ñu jënd suñu chambre froide ku fay denc ñi déggoo si ñaata lay joxe après ñiy fay banque bi coopérative jóg na pour taxaw si yooyu nekk na si yi gën a am solo. ma wax la gis naa Turquie coopérative boo xam ne pour régler même problème mu pomme de terre yi ñoom montagne bi la ñu gas coopérative bi amuñu sax lu ñu jëndee chambre froide dañu gas si biir montagne bi comme day seddaay boo xam ne ñi ne dañuy denc seen pomme de terre ñaari at du nëb ñoom noonu la ñu fejee seen problème. commerçant yi doon ñëw ñiy bazarder bu ñu ñëwee dañuy waxtaan ak ñoom bu ñu déggoowul ñu bàyyi fa seen pomme de terre commerçant yi dem ba ñu déggoo parce que am nañu gas nañ montagne bi organiser nañ ko noo xam ne day sedd toujours si biir. chambre froide bi lu mel noonu la nar a def dina tax nit ki téye pomme de terre am ba am si njëg bu fay ñaxam mi soog ko génne. dina tax aussi yenn produits yi duñ fi dajalandoo yi di nëpp parce que dañ lay wax ne xëj na liy meññ mun na faj soxla ñëpp waaye day meññandoo genn wàllu gi nëpp après buñ dawee tuuti ñu soxla di importer parce que nëpp na. léegi coopérative nag moom bu jël ubbee chambre froide am membre yi dafa denc lu mu bëri dinañ ko denc Sénégalais yi di ko lekk nànk-nànk duñu manqué pomme de terre. coopérative bi mango si la bokk c'est-à-dire ñi fi nekk di nekk agriculture di béy ñëpp mun nañ si bokk xam nga mun nañ si bokk di sàmm sax wax naa mun nañ si bokk mi mango mi yëpp coopérative bu taxawee moom mooy xool ne samay membre lii ak lii la ñuy liggéey yan jafe-jafe lañ si am ma taxawal ay programme pour di faj seen jafe-jafe yooyu kon nag membre yi am na si ñoo xam ne dañuy béy dugub bay gerte di béyaale maraîchage di def ay chou ay pomme de terre ak yooyu am ñu yor seeni nag di leen sàmm coopérative bi du war a bàyyi benn yëngu-yëngu bu si nekk rek dina ut ay paxe kon ñoo ñëpp mun nañ si bokk. ay ñaax béykat yi si wàll bi ñu boole mooy coopérative nag du rek nit ñi dajaloo daje seen xaalis dem ministère jox leen benn numéro ñu tamponeel leen. loolu ay këyit la rek yuy wane ne mën nga liggéey mais taxul coopérative bi di faj ay soxla coopérative jumtukaay la jumtukaay boo xam ne dañ ko organiser nit yiñ ko dénk métier la na ngay yoree coopérative dañu war a former seen membres yi si nu ñuy yoree coopérative métier la nit di amee formation ba nekk dentiste di mun a wekki bëñ maa nga am formation ba nekk avocat di mun a layal nit ñi maa nga am formation ba nekk enseignant di mun a jàngale noonu la yor coopérative jiite coopérative nekkee métier dañu koy jàng mun nga am nag si njëlbeen bi sa doole sa temps nga ne dama koy jox coopérative bi di leen ko yoral waaye buñ la si tàggatul doo mun a dem ni nga war a demee kon li ma leen di ñaax mooy nañu jublu si former seen membres yi bu ñu amee formation yu baax rek incha allah la ñu bëgg dinañ ko daj si loolu laa leen di ñaax ñi jàpp bu baax seen coopérative ñu former membres yi daal lañ si bëgg dinañ ko daj incha allah. teewloo waxu président de l'APASEN ak formateur bi taataan nan kàddu ñi nga xamante ni ñoo teewe woon bile formation. alhamdulilah macha allah ndax wax dëgg yàlla jëlee nañ fi xam-xam dolli ko nañ fi xam-xam bu baax gën a am confiance ci APASEN gën a suñ confiance gën a dolli ko daal parce que baykat moom lépp lu ko jàppale te leen gis daal lu dal suñ xel la loo xamante ni aussi noonu ànd mun liggéey bu rafet daal incha allah man maa ngi tudd Cheikh Darou Thioune maa ngi dëkk jógee Darou Ndiaye Seye Darou Ndiaye ci laa bokk. waaw parce que ay at noo ngi liggéey ñu di ko yàq ci lu dul dara lii na yaakaar naa bu ñu àndaloo boole sunu loxo muy benn li wolof di wax naa mbooloo mooy doole ñu àndandoo ñun ñëpp gën a góor joxat sunu loxo jàpp bu dëgër dina baax daal ndax xam naa ne mbayu Sénégal li mu yàqoo affaire coopérative rek moo ko mën a defar maa ngi ñaan képp kuy yëngu ci mbirum bay daal nga ñëw jàpp bokk léegi nag cotisation des na si 12 000 doole francs la par coopérative année am na carte membre bi 2 000 coopérative francs la boo xam ne te incha allah bu coopérative taxawee mbay mi daan yàqu yu yëpp dina saafara incha allah waaw. Fatmata Ba bu Balsant maa nekk deuxième vice présidente bu APASEN en même temps nekkat trésorier général bu section bu Notto Gouye Diama.
suñu xoolee APASEN presque mu ngi toll si 2 at mais gis nañu fii lu suñu mbokki béykat lu si demee ci Potou mën na see joxe exemple parce que man demoon naa keroog sur le terrain dañ fee indi woon benn soble boo xamante ne bi baaxul biñ ko béyee da ngay béy nga jël ay kii yu bëri ci banque yi def financement dem nga roose 1 mois rek yëpp affaire bi yëpp ñor ñu bëri tiit ñu si bëri bàyyi woon nañ si seen kër dal di dem waaye APASEN moo jógee fii jël si ay moyenam parce que ñoom ñëpp bonne volonté lañu demuñu si kenn ñoom si seen bopp xale yu góor yu am volonté ay jigéen ñoo xamante ne ñu am fulla si fayda ba ay seen njaboot di ñu xool fi béy bi ñëw jëm su askan wi suñ taxawul presque réew mi day sooxe parce que nee nañu développement mënul dem te mbéy mi demul développement mënul dem te càmm ji doxul développement mënul dem te napp bi doxul te loolu lu ñu gis ci zone de Niayes loolu kese moo fi am te réew yu bëri ñu ngi dagg tey comme étranger yi ñu ngi utali zone de Niayes te suñu taxawul bu baax ñu organiser wu tey dañuy mujj fu metti parce que dañuy mujj sunu doom yi di nekkaat ay surul te loolu la ñuy xeex loolu moo tax sax APASEN jóg. ci xaar mooy ñun njortu nañ ni fi ne carrément incha allah ci kanam tuuti rek li ñu naqari woon dina deñ ndax yaakaar nañ ne dina am avancement bu soobee yàlla képp ku góorgóorlu bay incha allah di nga gis sa bopp loolu la ñu njortu quoi jàpp nañ ni loolu yàggatul incha allah yàggatul waaw yal nañu yàlla may ñu fekk lépp tal ko. li may lancé nag population bi di ko lancé ñu jiital ki nga xam ne mooy suñu président. ak vice président bi nga xam ne mu ngi sama wet taxaw li ñuy lancé rek mooy ku ñu jàppale comme niñ ko waxee ndax comme ñun ay section lañ def ko ay sous section lañ ñoom ñoo nekk ci suñu kaw ñun li leen di ñaan rek mooy lépp li nga xamante ne taxaw nañ rek ñun jàmbat leen ko muy loo xam ne suñu soxla lañ jëme ko ci askan wi pour coopérative bi jëm kanam ñoom ñu jàppale nu ci loolu ci bépp mébét bu mu doon nag bu jëm ca li nga xam ne mooy intrant semence wala produit phyto wala loo xam ne dafa jëm ci wàllu économique muy xaalis loo xam ne day doxal lépp loo xamante ne daal ñun taxaw nañ jàmbat leen ko rek ñu leen koy ñaan moom mi nga xamante ne ñoonu jiital loolu ñu jàppale na ci leneen li nga xam ne moom laay lancé tamit di ko lancé ñëpp muy bépp koo xamante ne rek être humain nga rek maa ngi lay ñaax ci lépp loo xam ne luy jëmale askan kanam la rek képp koo xamante ni yaa ngi fay gis wala nga dëkk ca gox boobu war nga caa dugg yëngu ca ndax dañ ni loo séenee muy tege tànk àggoo ca doo xam lan la kon ñu ne lu nu gis rek te jàpp ni lii lu baax la te lu war a mën a développer la luy jàppale baykat la napp gi sàmm gi ak leneen lu mënti doon li nga xam ne mooy suñu secteur yi ñu yëngu rek kenn ku ne na ci def loxoom. danoo ñëwoon pour expliquer baykat yi lan mooy coopérative parce que association bi dafa bëgg a créer benn coopérative te coopérative yi umpalewul ni pays yi nga xamante ni moom mooy pays développé yi si coopérative la ñuy régler seeni problème moo tax APASEN jug nii pour ñu résoudre problème il faut que ñu créer coopérative te coopérative pour nga dugg si fale nga xam lan mooy coopérative lan mooy njariñu coopérative te coopérative bi bu nu ko expliquer ba pare ñaari zone lan koy def maanaam premier bi dañ ko defee fële Potou deuxième bi tamit ñu ngi ko defee fii nii si Notto Gouye Diama léegi bu fekkee ñi nga xamante ni ñoom ñooy membre yi nga xamante ni ñëwoon nañ si coopérative si affaire bi nga xamante ni moom la ñu doon expliquer muy atelier bi nga xamante ni moom la ñu doon expliquer buñ paree da ngay delluwaat si zone yi nga xamante ni ñoom jot nu woon faa dem pour expliquer leen lan mooy coopérative lan mooy njariñu coopérative ba nga xamante ni membre yi nga xamante ni bëgg nañoo adhérer si APASEN dinañ gën a am fit pour dugg si APASEN bu boobaa dinañ xam luy njariñu APASEN dinañ xam ni lii association bi kat du association boo xamante ne association bi naxe la association boo xamante ne dafa ñëw kat pour jàppale baykat yi parce que umpalewul ni gis nga ko si séminaire bi expliqué nañu ko doo xoolee ba si ICS bi exemple ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jënd ñu néew lan woon mais danoo organiser wu en coopérative ba dem ba jënd li nga xamante ni moom mooy ICS kon donc loolu jombul sénégalais yi parce que ñaari nit ñetti nit bu booloo luñ bëgg mën nañ ko am te ñun loolu moo nu manque ci Sénégal parce que boo dee taxaw di def dara danaa lii munta nekk wala ñii day naxaate te normal ñu wax loolu
parce que ñi fi nekkoon di nax nit ñi chaque jour di jaay nit ñi ay carte ñoo fi nekkoon mais wax dëgg yàlla loolu dafa war a deñ Papasen loolu la parce que ñi fi nekk ñëpp amul kenn koo xamante ni yaakaar na ni kii nii kat bokk na si groupe B wala danoo for wala laneen mais ñoom dañoo ñëw pour gis difficulté yi nga xamante ni zone des Niayes bi ñu ngi koy jànkonteel ñu daal di ñëw pour mën a organiser wu def coopérative pour Sénégal jëm sa kanam te coopérative buñ ko defee commencé nañ ko fii mais wër yemul fii fépp parce que Sénégal gi yëpp lay englobé parce que dañoo wax association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal waxuñu zone des Niayes Sénégal lañ wax lépp kon donc na ñëpp ñëw adhéré wu pour Sénégal jëm sa kanam. Fidèle internaute de SAO Info lii lañ leen digtaloon tey et nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro et d'ici là restez scotchés sur notre chaîne YouTube SAO Info ki nga xamante ni moo nekkoon ci micro bi mooy seen mbokk Déthié Mar nekk ci caméra bi di ñu dégtal ay images yu leer ba ñëpp mën koo gis mooy sunu mbokk Deme Sono réalisateur SAO Info